salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ak abonné yu Info Rewmi yéen a ngi seen rubrique politique ci campagne électorale présidentielle bii nii tey ñu am mbégte lool di dalal monsieur Ousmane Faye di coordonnateur di président wu coalition Manko Wattu Sénégal monsieur Ousmane Faye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. alors ñu am mbégte lool di la dalal tey ñu ngi ci campagne électorale bi daanaka 2 semaines moo ñu dese pour ñu dem ci jongante présidentielle yi Sénégal nag nar a tànn njiitu réew bu bees wala boog sax ñu daal di labaliwaat ko fi nekkoon alors nga nekk ci mouvance présidentielle bi di bokk ci la grande coalition présidentielle ndax am nga yaakaar ni daanañ tabaat seen président seen candidat bii di Macky Sall malgré coalition bu rëy bi nga xamante ne Idrissa Seck moo ko taxawal jamono jii nii. bon xam nga loolu moom laaj bu bizarre la parce que effectivement. loolu moom yàqin lañ ci am maanaam kóolute bu mat sëkk dañuy ñaan rek yàlla lafal ñu cat waande moom réélection bu président Macky Sall kooku moom xam nga Sénégal moo li may wax tout le temps rek Sénégal moo nekk dëkk bu doy waar rek waande xam nga bu doon beneen dëkk bu organisé civilisé dëgg la am na yu nga xamante ni Macky Sall sax fa mu tëdd lay tëdd ñu falaat ko du jar sax muy campagne électorale waande comme yàqkat yi dañu bëri te sunu adversaires yi moom yàq rek la ñu mën mais wax dëgg yàlla réew mi ku gis li fi Macky Sall liggéey pendant 7 ans yi mu fi toog nga xool fi mu jëlee réew mi ak fi mu ko indi xam nga ni doo am benn sikki sàkk ci falaat biñ ko war a falaat te li ñu jot a commencé wax nga ko ci campagne électorale bi yaa ngi gis candidat yi ñu ngi def campagne yaa ngi ñuy gisit ñu nit ñu ngi ci biir dëkk bi di dem xam nga yàppa photo wax dëgg yàlla du benn yàqit boobu nga wax ak yaakaar boobu nag wax dëgg yàlla am nañ ko bu wér a wér ñu ngi ñaan yàlla rek mu yóbbu ñu ci le 24 février ba au soir ñu jàllale notre candidat au premier tour parce que sénégalais dëkk bu duñu ay dof ay nit njaay lañu politiciens yeneen yi nag dañ yaakaar ni xelu sénégalais yi loo ci suuf la dañ koy wax sax naan suuf su nangu la loo ci jéemu sax wande sénégalais yi dëkk bu yeewu la coow li mun na bëri wande bu tànn jotee incha allahu taala xam nga ne ak ñii yàlla dogal muy les 4 candidats yi nekk devant le président Macky Sall boo leen xoolee di nga xam ne yàppa photo te incha allah rabbi yàlla dañ ko falaat yaa ngi tudd nag ay ba nga koy wax ak benn journaliste sànq di wax ay woy ban grande coalition. coalition bu mel ni Idy 2019. xam nga aussi yéen vous êtes dans ce pays là génnu leen ko vous êtes des acteurs mun naa ni parce que ci ñun ngeen di nekkal bés bu nekk mais xam nga Sénégalais dañu bëri caaxaan bëri font wax naa ko benn journaliste ñun lan li mooy suñu yoon parce que ñun vous pouvez attendre on pouvait s'attendre ñun pour que mag Khalifa Sall di ànd ak ñun non xaaruñu ko woon xamoon nañ ni Idrissa Seck lay àndal ma di la wax ni la waxuma la nag am nañ ci aussi lu firnde bu leer législative yi ñu génn matagul at la toll ñoom ñëpp ñi ànd ak moom ñoo ànd ak moom te dañ leen a gañe fépp ba ci Ndakaaru dañ leen a gañe te booba Khalifa Sall ak Idrissa Seck ak Malick Gakou ñoom ñëpp a àndoon coalition bu mel ni kon nu ñu ciy tiit. yaa ngi def allusion élection législative yi. mais ku ne xam na ne élection législative yi mode électoral yi bokkul ndax fee raw gàddu la te bii nii déjà am na benn pourcentage boo xamante ne moom la ñuy laaj président de la république pour mu mën a jàll dès le premier tour. non xam nga bu ma la waxee benn la daanaka parce que dama la wax ni la ànd nañu te booba sax Khalifa moo nekkoon tête de liste bi. victimisé wu def mu ne ñombe ñu dëj ko ci kaso bi bu ñu fexe ba def ko tête de liste ci biir prison bi bu defee ne nit ñi dañ koy venger wul ñoom Idriss Seck ak ñoom Malick Gakou coalition yooyu yëpp ànd dem mais dama ni la fu ne dañ fa leen fa gagné ñi ngi ñaan nag yàlla lañ amoon ca ndak ci législative yi ñu amaat ko rek nga xool. su boobaa da ngeen dem deuxième tour rek. mu ko ci àdduna. non 49% ngeen amoon. te opposition bi yëpp sonn daje région 51%. dama wax ni 49% yooyu ñu amoon aussi yéen da ngeen ni calculer bu baax. parce que Macky Sall 49 virgule presque 9 la amoon. teewul ne day dem pour deuxième tour man rek am naa 1% man dong su ma jugoon ànd ak Macky Sall ak 49 am yi ak yi ma am parce que bul fàtte ni man maa jël 15e ci élection législative yi parmi les 47 listes raw ay Abdou Mbaye mi ngay wax rawee naa ko 3000 voix rawee ñoom ñu ci bëri 35 coalition ma raw leen donc man dong li ma am suñ ko booleeg di Macky Sall am dafay ëpp 50%. sans compter nag ñoom Aïssata Tall Sall ñaata la am ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñaata la ñu am ak ñaata ñoo ànd ak ñoom bàyyi leen seen calcul yooyu loolu calcul bu fausse la Macky Sall ñi ànd ak moom bu ñu incha allahu rabbi y a pas photo on aura minimum 60% ça je vous le dis. mais soo xoolee déjà sénégalais dañuy faral di wax ne que leader su xasee ba jógee si mouvance si opposition bi te ñi amoon si yaakaar lool si moom su demee si coalition présidentielle daanaka moom kottoy dem mais militant am dañ koy bàyyi et responsable am sax dañ koy bàyyi. loolu ay wax ju yàqu la rek. xam nga loolu nañ fi Abdoulaye Wade ak COP 21. non bokkul.
Abdoulaye Wade ak CAP 21 maa ngi fa y a pas photo bokkul de c'est pas la même chose da ngeen di jaawale yi bokkul dama wax ni ñi koy wax xam nga kii li may wax rek xam nga fenn yi yaa ngi dégg sax période bi à un mois des élections ñëpp di def ay recomposition politique Idrissa Seck pourtant moom Macky Sall la àndoon en 2012 di wër fu ne nekk géwélu juddam tagg ko fu ne ne Sénégalais yi fal leen ko ndax ku baax la ku jub la ku rafet la ko yaru te tey mi ngi ne léegi nag ñoom mën nga d'accord da ngay dégg sax ku dem ñu naan la dafa transhumé mais période bi transhumance nu mu ci mën a amee un mois des élections recomposition politique moo am dañu baatrewaat carte yi ñi jiboo ànd ñi jiboowul ànd tey nag li ciy coow li mooy Sénégalais yi dofu ñu dina jàpp leen ndax ñii fi nekk ñëpp tey ànd nii di xeex Macky Sall en 2012 ñooy taxawoon tagg ko fu ne nekk ay géwélu juddam ñii mu jox leen ay ministre ñii mu leen jox ay 30 millions par mois ñëpp ñu nekk ak moom di ko wax kum ci seet nag Abdou Mbaye musul def politique kenn xamu ko sax Macky Sall dafa falu rek pour technocrate daal di koy teg mais kum ci utiliser ba pare xam ni doo dara tu n'es pas compétent ndeke kaani saraat nga rek di jigga xonk nga wax de safoo dara mu daal di lay teggi teg fële nga daal di mer nekk mer ngemb loolu sax moo ñu yàqal ñun ci opposition bi dama leen koy wax xam nga ñun ci opposition bi lañ nekkoon pendant 6 ans man dama nekk jàkkaarloog Macky Sall. dinaa si ñëwaat léegi. waaw kon dama la wax ni la yooyu ngeen di wax ay waxu ay du wax yu taxaw dama la wax ni la boo seetee ca dëgg-dëgg waxuma la bilan Macky Sall waxuma la li mu liggéey ci Sénégal waxuma la yaru gi waxuma la jullite gi waxuma la maandu gi waande boo seetee ci recomposition politique bi am di ngeen xam ni techniquement y a pas photo te incha allahu rabi loolu di li ci des bëreetul incha allah dinañ ko démontrer. dama la déggoon sànq ngay wax lu mel ni kuy teg bilan Macky Sall si table bi yow lan nga jàpp ne boobu bilan la Macky Sall war a mën a présenter Sénégalais bañ am yaakaar si moom daal di ko tabaat mu nekkat président de la République le 24 février. loolu ku koy lim duñu fi jug. trop rapidement chaque secteur nga brosol ma. waaw secteur yëpp côté infrastructure nañ jël côté infrastructure xoolal ay Ila Touba. xoolal autoroute bi fu mu yamoon. ak ñaata lañ ñu ko nee nañ mérite bi Karim Wade la woon. non dama ni loolu ay waxu daanu ko sareet la xam nga Karim Wade moom ñëw fii naan lu ñu wax ñoom daal lu ñu wax rek ñu ne woy projet ni wala woon projet nangam yooyu lañ doon wax Ablaye Wade dama ni Karim Wade la mu mënoon def na ko bu mu ñëwee toog li mu ñu mën mooy jël ay corniche bi ay ñaata ak autoroute bi diggante Dakar ak Diamniadio ñaata la ñu ko jaayee. ñaata milliards lañ ci def waaw dama ni xam nga damay dégg sax ay ñu ñëw ay ñoo xamante ni man dama leen jaaxal ma rus ay suma grand yoo xamante ni ñoom Boubacar Camara xam nga man Sénégal dëkk bu doy waar la ñii dañ leen waroon taxaw bu élection yi passé dañ ci jóg ñoo xamante ni da nga leen gis ñu jub yaru nga yaakaareen loolu ndekete ay li ma la wax rek ay bukk yu sangoo deru bëy lañ xoolal Boubacar Camara bu taxee naan wéy autoroute Touba dafa cher autoroute bi lañ ko defaree ay terre te moom mu nekkoon cerveau wu Karim Wade lu Karim Wade njombe lu monsieur Karim Wade fu mu mës a nekk moo fa nekk yéen loolu de journaliste da ngeen leen di ko war di wax moom moo doon jancé marché yi moo doon def njombe yi ñu fi def wu ne weng ba pare wëlbatiku taxaw mel ni ku mus a bokk ci mbir bi taxaw di wax yu kenn xamul yoo xamante ni waxu jaaxaan la dama ne bilan Macky Sall nag suñ koy lim du jeex waxuma la dara li ma la wax ci côté infrastructure côté social avec les bourses familiales côté couverture maladie universelle waxuma la dara li ñuy def modernisation des cités religieuses amul benn kër diina tey booy dugg te doo kontaan ñun de Tiwaawoon bi ma dëkk bokk fa nga xamante ne bu gàmmu jotaan dañuy ñëw nekk port di lijjanti ay bâche di yéegal ak bâche ak wàcc oto yi ñun sant nañ Yàlla gërëm nañu ko parce que boo duggee ci dëkk bi infrastructure yam fa def noonu nga dem Njaasaan nga def noonu juma tabax ay juma contrairement nag ak seen waa jooju nga tudd léegi muy bàkk ak màkk waaw Macky Sall nag daa uteeg moom parce que moom xam nga kooku lu ne la moom juif la nguur rek la ko ñor il est prêt à s'allier même avec le diable pour avoir le pouvoir. li ngay wax ne ndax am nga si firnde si juif wér déggoo mu ne la taxaw na bërki démb ne jullit yi màkk bi ngeen di dem sax baaxul Israël a baax pour waa Israël la jox ko xaalis xam nga looloo ko fay. mooy firnde Sénégal un pays wax naa ko sànq un pays 80. loolu daal mooy firndeel ni Idriss Seck juif la quoi. kan waaw moom ndax dëgg yàlla moo faral waa juif yi de nee na moom dootul aji màkk bàkk lay dem yooyu kay coow li duñ ci dellu si. bi ci des mooy wax naa ko sànq réew mi réewu 95% de musulmans la réewu Seydil Hadji Malick réewu Serigne Touba réewu Baye Niass ak ñu mel ni ñoom dëkk biir réew mi nga defee ne danañ ko jox ay franc-maçon ak ay góor jigéen ak ay coureur de jupon ak ay maribati te xam naa leen nag ñoom ñëpp bala ñuy egg ci élection yi ñoo ànd ak moom
kenn du leen jox réew mi ñoom xam nañ loolu parce que ku leen musiba maarulaay la man nag dama yàgg ak ñoom dama leen a xam koo ci jël li ma la wax la te dinañ leen tudd wax leen. loolu de ay affirmation la yoo xamante ne xam naa sénégalais yi. dinaa ci egg ci élection yi àgg ci ku ne ma tudd la ni diw nangam la ak ay firnde yu leer daañ ci campagne électorale bi dinañ ko tudd ak te nag ay firnde yu wóor lañ ciy def dama ne la réew moomu ku yaakaar ni dinañ ñëw nit ñi mun nga ñëw dox seen moyen ba jot ko yaa ngi nax sa bopp dama ne la Idrissa Seck ah li mu tey nit ñi xam nañ Idrissa Seck barki démb bi muy ubbi campagne bi dégg nga li mu wax naan waaw Macky Sall respecté wul Ablaye Wade parce que nangam ma ne waaye kii nit la kii doful war ñu ko yóbbu faji ko Macky Sall daa mus a taxaw di traité Ablaye Wade ancien spermatozoïde ak futur cadavre. ni ko mandi waaye ndax def ko lu gën a jóg lu gën a rëy loolu. déedéet mukk ci àdduna Macky Sall musul ànd ak Ablaye Wade mu wóolu ko muy waxtaan ak ay nit mu koy enregistré pare ne dama koy def ay CD lui et moi yéen joxoon na leen ci benn. Macky Sall musul traité Ablaye Wade de bandi Idrissa Seck dégg nga ko mu ne leen Ablaye Wade bandi la man bandi laa te les bandits se battent à l'heure de partage du butin dégg nga ko. waaw kooku nag mun na taxaw fii bërki démb naan la waaw respecté wul Ablaye Wade li ko Ablaye Wade def lan la Ablaye Wade nag lenn rek la moom daa sàcc xaalisu Ablaye Wade tooñ ko enregistré ko saaga ko Ablaye Wade jàpp ko tëj ko ci kaso bi Macky Sall deful dara Ablaye Wade jotewul ak moom yéen a ko fal ba ngeen koy fal da ngeen ko ni affaire u arrêt ñu lijjanti Karim Wade parce que boobu Karim Wade ñëpp nag gis nañ di mel bàyyam nekk président rek mu ñëw yenu lépp doo déggoo olof amoo xaritu c'est olof ñëw fii jël xaalis bi di loué ay jet privé ñëpp ni l'arrestation de Karim Wade en 2012 était une demande sociale loolu la ñëpp doon wax yéen a ko sant. dinaa ñëwaat si cas dinaa dem jàpp ko loolu rek la jotee ak Ablaye Wade. monsieur Faye dinaa ko jàppee justice la ñëw ëpp CREI yi ñu càmbar ko jugé nañu ko. condamné nañu ko arrêté nañu ko gracié nañu ko condamné nañu ko. exilé nañu ko léegi dinaa ñëwaat si maa ngi ñëwaat takk fa jabaru espagnol am di noos. maa ngi ñëwaat sur le ñëpp di ko yërëm. maa ngi ñëwaat sur le cas Karim Wade ak Abdoulaye Wade ak coalition bi nga xamante ne xëy na sax peut-être mosoon ngeen liggéey ensemble mais trop rapidement dafa am benn ponk boo xamante ne daf ñoo soxal trop ndaxte it ndaw yi dañu faral duñu yóbbante naan ñu soo leen toogee ak ñi nga xamante ne ñooy jàppal tànk candidat yi wala boog sax candidat yi ngeen leen laaj lan mooy offre programmatique ndaw yi sur l'emploi des jeunes ndaxte gis nañ ni que le Sénégal produit chaque année plus de 200 000 jeunes diplômés alors Macky Sall lan mooy offre diplomatique ndaxte it taxaw na créé na 500 000 emplois waaye jeunesse bi tey soo defee micro trottoir ñëppay taxaw ne la carrément 500 000 emplois yooyu kenn xamul fan la ko def. waaye dama ni xool nga dëkk nag dëkk bi xam nga li ñu bëgg Sénégal li ñu bëgg ku dul Macky Sall mënu ko àjjana sax bala nga faa dem da ngay dee ba pare. ba ñu olof sax danaan la ku dee noppalu waane ku dee doo noppalu parce que da ngay tëdd ba ñu yee la ba réglé la ba ne la dugal àjjana foofu la yëpp di sottee njëriñ lu daj ñëpp nag yàlla mi ko am sax defu ko xam nga yàlla bu ko dee xool kenn du sonn ñëpp mu jox ñëpp ñu am waane bañ na ko ba def ni bind ay asaka bind ay wax ay miskin parce que noonu la àdduna créé woo boo demee ba Amérique ak yëpp di nga gis ay clochard ak ay chômeur ak yi xew France te ñooñu ëpp koom-koom dañu ne mi ngi ciy jéem lu mu mën buñ ñi ko jiitu bu ñu defoon li ñu war a def kon moom bu ñëwee yeneen lay attaqué. lu mu diggee la woon lan la si def nag mi ngi ci. parce que domaine yëpp ñi ngi recruter fonction publique ñi ngi recruter ci wàllu def ay projet waxuma la dara projet structurel yi muy def pour financer les jeunes parce que dëkk bi xam nga li xewoon ñi doon jiite dañu tardeel ndaw ñi parce que Sénégal yëpp da ngay gis jeunes yi il n'avait formé wuñu leen woon parce que nit nag xool nga sa waay mënumaa ñëw yow mi bëgg la ba nga nekk sama xarit ma jël la bëgg laa def ci wàllu presse te xamuloo ko loo bu ma doon ut journaliste damay ut jàng génne si wala ñu mel ni yéen ma jël leen su may ut mécanicien damay ut mécanicien yooyu nag mi ngi ci ut ay projets yu nga xamante ne mi ngi financé lu mel ni DER direction de l'entrepreneuriat rapide ñaata yooyu c'est des projets yi ak des programmes yu nga xamante ne incha allah bu ko yàlla mayoon maa la wax leen nag xool nga jeunes yi nañu dalal seen xel ni Macky Sall ni ko liggéeyu ak jeunesse bi soxalee amul benn programme bu ko gën a ñor noonu te rubrique financement yi muy génne ak nga dem ci dak yi ak yoo xamante ni kenn mënu ko lim te buñ amaatee te daanaka sotti na mais dama lay wax ni la bu ñu amaatee deuxième mandat 2 ans yooyu yëpp di nga gis bu ñu jógatee di nga gis bu ñu former jeunes yi gis nga centre de formation yi partout ñu ngi ubbi foofu di leen jóg changer rubrique maanaam yi ñuy jàng ci wàllu université sax da ngay gis université de ay métiers ut façon yu ne wax dëgg yàlla loolu ñun gëm nañ ni mi ngi te incha allah ndaw yi
bu Macky Sall falaatoo incha yëg nañ ci sax seen bopp waane nag daanu dajul suufa. waaw loolu de daa mel ni wax waaye soo defee micro trottoir ndaw yi dañ leen a yëguñu seen bopp. waaw ndaw yi déedéet du micro trottoir da nga ñi ki ci mbedd mi nga koy tal waaye am na ñoo xamante ni da nga leen boo duggee yow miy def micro trottoir yaay seet ña nga bëgg taseeg mbedd mi ñuy taxawaalu ay sàbba biraan nga laaj la ñu wax leen amuñu métier jànguñu mënuñu leen utiliser ci dara mais boo demee ci sa wet di nga romb ay place ñu fa toog di liggéey ay jeunes yu xaru rey seen bopp boo leen laajee ñu wax la. man ñi may wax ne ñu nekk si école de formation yi la wala ñu nekk université. formation ku ci nekk yaa ngi jàng ku ñuy former kay ñu ngi am nga xalaat ñu liggéey la ñu jël la. yaa ngi jàng ci jàng nga toll da ngay dagg ba pare nag ba am di formation ñu door la jël kooku le président mi ngi ci ak ay projet yu nga xamante ne du jeex. dégg nañ la léegi dinañ bàyyi appréciation bi sénégalais def ko si wàllum emploi ndaxte it suñ la déggee daa mel ni vraiment Macky Sall def na si jéego yoo xamante ne sénégalais yëg nañ seen bopp maintenant ñuy seetaan xam naa dinañ si defal seen bopp appréciation alors l'autre ponk mooy déjà yaa ngi doon wax si Karim Wade ndax ku ne xam na ni woon Abdoulaye Wade sa allié la woon ndaxte ay jamono tamit doonoon nga toog si plateau di défendre Karim Wade alors la moo changé si diggante bi ba tey jii ni tey discours bi daal di changé carrément lan ngay tontu ñi nga xamante ne dañuy faral di wax ni que Ousmane Faye maître chanteur la. non mënu ma nekk man maître chanteur parce que santilu ma kenn xam nga man bi jàng jotee damaa jàng bi liggéey jotee maa ngi liggéey man nguur ak yoruma Ablaye Wade ànd nañu dëgg la ñu àndee musuma nommer dara musuma jox dara te maa ngi dund bu fi keneen ak keneen ku dul moom man ay principe laay xeex principe yooyu ñun ñi ci nekkoon xam nañ ni li Karim Wade def xam nañ kuy Karim Wade duñ ci ñëw parce que intéressé wuñu baayam nag moom la intéressé effectivement parce que baayam bëgg doom gu bees da koo dab ndax xam nga moom musul tal doom musul bëgg doom léegi nag bi mu nee ba nekk mag xam nga dese ñaari ak doom yu jigéen yi bi mu jëlee nguur it comme mag la ñooñu ñëw daal di accaparer pouvoir bi gis nga ko yéen Karim Wade ngeen wax mais Karim Wade daanaka moog doom ju jigéen ji muy sinjeeli kooku bu ko Macky Sall toppoon xam Macky Sall sax wax na ko parce que li mu def a gën a gara mook ñoom c'est-à-dire Ablaye Wade ak famille am bu ñëpp noppee dégg naa ko muy wax ay Macky Sall sàcceeg dafa sàcceeg ay nee na ay 700 000 la yor bi muy jóge palais xam nga loolu yéen ñi mu koy wax sax xam ngeen nu dëgg Ablaye Wade ba muy génn di palais ba di dem yaa ngi gis point E ba ko ma dikk abaloon nit ñi rang ko muy joxe xaalis suba ba ngoon jot élection yooyu njëkk mba dafa financé parti bi ñu dem élection gis naa 5 coalition muy ñun ka ña nekkoon foofu ak Decroix ak ñëpp mu jox leen fale leen ay caution ay sem di yor xaalis bu du jeex Ablaye Wade wax yooyu da koo mën waande dara du ci dëgg moom nag ak njabootam wax dëgg yàlla Macky Sall daa am yërmande rek te tout le temps man maa ngi koy wax nag nee naa Macky Sall dafa am yërmande gis ne Abdoulaye Wade mag la Sénégalais yi toppaloo ko doom ju góor guñ tokk mais doom bu jigéen bi xoolal li mu def. festival mondial des arts nègres fecc ak way ak tëgg ñu ne budgétisé 5 milliards ñu mujj nga ni 105 milliards nga ko def lekk xaalis bi dem tëdd. ndax teg nga gët yenn justification la joxe. mais loolu yow da koo ci dëkk bi xamuloo loolu. festival mondial des arts nègres 105 milliards. loolu dafa la ëmb. non dama ne budgétisation ak. justification bu mu def non dama ni le xaalis bi jël. 105 milliards ñu jël ko jëlee ko ni daf ko fooye li ñu def tooxi doon yi ñu def dafa bëri. jawamam muy Karim Wade man da naa ko defaan dafa woon naa nanga mais après bi ma xoolee ci biir man benn bés moo ma waxal boppam ni ma. Abramovich sama xarit la on fait des affaires ensemble xam nga ne ku nekk fii naan mi ngi def xam nga koy Abramovich président Chelsea waaw Chelsea le russe la moom waxal boppam c'est-à-dire Karim Wade topp ñu ko sax li ñu ko war a toppee. waaw loolu fan la ko waxee Sénégal fii wala bu mu nekkee Sénégal maa ñëw ànd ak di ko présenté sama benn xarit ni ko kii Ice Pikine la bokk mu ne ko ah bon Ice Pikine mu ne ko way mu ne ko man bëgg naa def rek parce que tu connais tu sais Abramovich c'est mon ami on a des affaires ensemble en Russie umpulewul ñiy wax ñëpp ànd ak moom di ko xeex kenn dama ni la umpulewul tooxi doon yi mu def dama ni wax ji sax du loolu moom topp nañu ko jugé nañu ko condamné nañu ko il doit payer 138 milliards te 138 milliards yooyu dama koy wax encore une fois ak 105 milliards yi doom ji jigéen ji sangoo te nekk France munta passer par perte et profit Ablaye Wade na di jënt loolu mag la nekk warmal nañu ko xam nga Ablaye Wade wax nañ ko bu ñëwee fii ñibbi si Sénégal lu ko neex na wax parce que lu ne wax na ko Macky Sall te Macky Sall faalewu ko amul lu mu waxul Macky Sall te Macky Sall du tonton ko mosoo dégg Macky Sall mu wax tudd Ablaye Wade te bés bu ne mu wax ko loolu wax ko lu nekk kon Macky Sall dañ ko yar ci noonu mais dama wax ni Ablaye Wade mag la mag ku daw nag ki nga xamante ni tey am na téeméeri at ak lu topp
yéenay wax xam ngeen at yi muy wax de parce que moom moo waxal boppam ni daan na daw ci fasu Serigne Touba di jàppal boppam fasu Serigne Touba waaye xam nga kooku waroon na barkeel de billaay ku jàpp ci fasu Serigne Touba xam nga ni mujj gi de rafetul. léegi jàpp ci fasu Serigne Touba. war a barkeel léegi Ousmane am téeméeri at sa maaxalla yooyu ñëw taxaw di daw nii ñëpp di la xool di yër mu ngay kayang-kayangi di xeex ay xam nga loolu mujj gu rafet la kooku malédiction divine la alkande la kenn bëggul ñaanul yàlla lu mel noonu yàlla nag moo tax nag dañ koy seetaan kenn du ko topp lu ko neex na wax lu ko neex na def li ma wax bërki démb rek mag buur la mag wayga sa wax na ko mag buur laay mag lu mu def yàlla baal ko mag buur la yàlla sax xam naa toppatu ko bàkkaar xanaa yi mu defa waaw ndax jàpp ni malédiction divine ndax du lu ëpp ndax wax jooj noonu ndax wax jooj mën nañ ko xaar si responsable bu mel ni yow sénégalais dañu ñemewul dëgg yow wóor na ma ni sa baay sa papa Ablaye Wade mën na ko maam wala mu mën koo jur waane yaa ngi ut noo ko teg ci piliyaan teg ko loo am indil ko di ko teral ak naan ko déet papa bu dugg ci lii mag nga lu tax doo ko wax ne Ablaye Wade bu amoon dama koy wax tout le temps ak ne moo tax yàlla ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom nga defe ne Ablaye Wade bu amoon jabar ci tudd Fat Seck wala Ndeye Gaye nekk sénégalais jur ay doom ñu nekk ay yow di ko bàyyi muy am téeméeri at jàpp ci Sëñ Tuubaa nekk mun ta dox sax toog nii fu mu dem di xool di wax ni lu mu wax tey sax da koy fàtte ñu koy yërëm sëñ Muntaxa keroog dama ko sëñ Muntaxa dafa baax bëri yërmaande gis nga keroog ni mu ko doon xoolee wax ko daf ko ñeewante gis nii xam ne rek na ko ñaanal yàlla daal nañ ko ñaanal yàlla wax ji sax du lool li am solo mooy ñun Ablaye Wade ñëw ci réew mi wax naa ko encore une fois jeune wuñu mu ñëw ànd ak candidat bu mu neex faral ko jeune wuñu parce que incha allah rabbi yàlla ci kattanam ak barkeem ak coobare sénégalais yi du ñu jëndee ak Macky Sall kenn bu bés ba jotee le 24 février dañu jug falaat ko jox ko deuxième mandat mu àggale liggéeyam may wax nag ni li ci des nag moom mun nañ ko tere loolu waane li muy nit ñi mu ànd ak moom nag damay wax ni Sénégal dëkku ñaan la dëkku barke la wax naa la léegi dëkku Seydi Hadji Malick te dafa am lu fi mag ñi def am na sax ñu ko gëmul. waande Abdou Diouf moom daf ma daan faral di wax loolu daf may wax ne ma Ousmane Sénégal ku yabu rek def fi ndànk parce que nit mun na fee yàq ko mais nit munu koo yàq réew mi ku dul Ablaye Wade munu koo taal ku dul Ablaye Wade munul taal réew mi tu tàkk mukk Abdou Diouf moom nee na ma moom gëm na loolu parce que ci Sénégal dong nga gis ñu ne la bés dissoudre nañ police nga gis gendarmerie dem leen désarmer leen nga gis te dara xewul gendarmerie dañuy ñëw ni policier bi an sa fetal an sa këyit nga jug mu dem dara xewul Sénégal li fi yàlla def fii rek la ko yàlla def may wax ni ñun amuñu inquiétude élection yi dana am ci jàmm Macky Sall dana ko gagné ci jàmm dana continuer liggéeyam loolu moom incha allah lu leer naññ la ci. léegi am na loo xamante ne day faral di jaaxal sénégalais yi ndax tey it ku na xam na ni amoon na benn compagnonnage boo xamante ne amoon nga ko ak Abdoulaye Wade ak njabootam ba ay côté 2015 alors te jamono yooyu noonu fekkoon na festival mondial des arts nag ba nga xamante ne yaa ngi koy nga ñi jàlloon na parce que avant Abdoulaye Wade di wàcc si nguur gi la ñu dénkoon ko Sindiély Wade ndax jamono jooju noonu ba ngay défendre Abdoulaye Wade par principe te la woon te xamoon nga ne Sindiély lu baloon na. non défendre ma Abdoulaye Wade défendre ma xam nga Abdoulaye Wade président de la République la man bokk ma woon PDS man allié la dama daan toog réunion mu ne ma sax yéen ñi ànd ak yéen ñi topp sama ginnaaw ma ne ko déet waa PDS topp sa ginnaaw ñun sa wet la ñu nekk parce que man parti politique laa yor sama parti mooy 74e parti politique au Sénégal dem alliance def alliance ak moom musuma nommé ministre musuma toog fu ma laajee fu lu ma toog lu dul réunion mu wax ko li ma xalaat musoo ma dégg may défendre lu nga xamante ni défendre man xool nga bokk maa ngi nit ñi ni ñuy politiquer moom sax daan na ma wax ni tu es un mauvais politicien parce que li ma xalaat laay wax man duma kenn ne yàlla ngi lay nuyu te gisuma ko loolu daf ma ko daan wax ni ma tu es un mauvais politicien parce que li ma sentir laay wax dama la wax ni la du ma ànd ak nit du ma ko wax dëgg du ma ànd ak nit te du ma ko may ci sama bopp mu wax ma dëgg man noonu laay politiquer may wax ni ba ñu ñëwee ñu ànd it ñoo àndoon effectivement mu nekk samay allié même bi mu daanoo dafa ñëw ma wàcc fii ci Sénégal dem Amérique man toog fa bi mu ñëwee toog moo ma woo ma fekk ko Paris mu ne ma da ngeen di bàyyi Macky Sall mu mel noonu rek réew bi 95% journalistes yi ña nga ànd ak moom 95% société civile yi ànd ak moom presque ma ni ko nag ci laa ko ni dinaa ñëw ci lañ ñëwee bi ma ñibbisee ñu ànd créer ak ñoom Decroix ak PDS def le Front patriotique pour la défense de la République pour avoir une opposition très forte ci la ñu nekk mais boobu dañ doon xeex parce que réew une démocratie dafay am une opposition très forte looloo taxoon la bu combat yooyu man ca laa nekkoon combat boobu nag nekk nañu ci yàlla dañu ci dimbali marche yëpp man dañu tëj ma may marche par force défier état bi man loolu man du ma wane sama bopp bokk maak ay ñoom Decroix yi nga xamante ni woon bu marche musaan am buñ ne cux jàpp ngoon gi ñu sibirulu daanu lu xam ñu yóbbu leen brevier de man déedéet man dama daan dem ñu jàpp ma jàpp tëj ma ñàkk ko ba mu jeex man bokk maak ñooñu man noonu la ma yàlla bindee léegi nag ba nga xamante ni ñëw nañu ba opposition bi di yàqu gis ngeen lu ko yàq parce que ña daan ñëw
ba ñuy xeex pour avoir une opposition très forte boobu ñii ngay lim yëpp ña nga woon ak Macky Sall ku ci Macky Sall pressé xool ba xam ne doo dara mënoo dara mu dàq la nga nekk mer ngemb boo ñëwee nag ñu naan ni monsieur le ministre monsieur le premier ministre ñu toogal fii fauteuil bi canapé bi di def yooyu man ci yaa gedd ba législative yi yàlla dogal ma ber à 2 mois des élections législatives ci laa décidé ne damay demal defar sama liste bopp dem 40e dem jël 15e ñi nga doon wax ñëpp ma raw leen. teewul ni mato 1% je crois. waaw déet dama ni mat naa 1% dama ni moi j'ai plus de 15 000 voix moo tax su ma déggee sax ay yenn naafeq di wax ci processus électoral bi naan waaw Sénégal législative xam nga Sénégal nag dafa bëri léeg-léeg ay naafeq surtout ci politiciens yi yéen journalistes yi aussi ñu leen jógal ci erreur yooyu ñëw naan la way réew mi nit ñi voté wuñu nit ñi jotuñu seen carte di la dugal di toj seen bopp di leen wax yooyu xam nga ni yooyu ñoo koy wax waane man du ma ko wax élection yi am muy législative yi amul benn taux de participation bi élevé bi mel ni musul am fichier wu électoral simili c'est la première fois xool nga ñoom Decroix ak ñoom ak ñi daan bokk ak ñoom biñu daan am député xam nga ñaata lañ daan am voix di am plus forest 3000 4000 voix demal xool ko vérifier loolu journaliste nga. man nag ma am 15 mais jamono yooyu itam am na lu changé parce que soo xoolee comme ni nga ko waxee taux de participation la xam nga ko amoon 3000 voix soo dellu see si ginnaaw 15000 yi nga am mën na ko ëpp. waaw déedéet mënu ko ëpp dama ni man résultat yi ñu am fier naa ci boo demee Mbacké maa fa jël 4e département Mbacké sur 47 xam nga ñun parti dañ ko préparé wul affaire bi bett ñun du ñu dama ni la moo tax ma ni la ñun dong li ñu am suñu ko booleeg li Macky Sall am day jàll bu doon élection day jàll waxuma la ak nag ñi ñëw topp ci ginnaawam yëpp fee nag ngay wax ay ñii nga xam ne ñoom Khalifa Sall moo ko indi sekk la jàppale nekk te de su mu topp ci ginnaawam dañ ko gagné Thiès gagné ko Dakar gagné ko fépp. waaw am na aspect bi ngeen di faral am na aspect bi ngeen di faral am na aspect Abdou Mbaye bi ngay wax ancien premier ministre def ay affiche def ni ñaata voix la am rawee naa ko 3000 voix ak ñeneen ña fa nekk du ñu dara am sa Sow Sidibé ndaara la jël ñi nga gis ci Idrissa Seck yëpp même Malick Gakou gis nga dafa ñëw raaxaloo parce que ñoom boo gisee sax ñu doon jiital Khalifa Sall pour topp ci ginnaaw xam nga lu ñu doon bañ peese seen bopp parce que bu boobaa dañuy ridicule nit ñi dañuy xam li ñuy posé moo tax ñu dem raaxaloo pour kenn bu na xam lu ñuy posé far yàlla ñëw ak xëy ñu Macky Sall mu indi parrainage bi ñu seggi candidat yi parce que Sénégal dañu bëri ay fookat ku jug taxaw xool sa bopp ci seetu daal di defe ne sénégalais ay mort fookaay lañ nga bëgg a ñëw ni dama leen a jiite pour fooye leen. ndax jàppoon ni Ousmane Faye ndax jàppoon ni réalité politique bi tey mën nga ko analyser feneen fa nga xamante ne fu dul fu nga ko teg yow ndax tey suñu waxantee rek te dëgg te yàlla tax Ousmane Sonko def na ascension fulgurante boo xamante ne si wàllu politique ascension fulgurante bi tey lu muy peser actuellement. noo ko xamee lu muy peser da nga dem comme élection ba xam ne muy peser li nga mën a xam ci Ousmane Sonko mooy li mu peser ci législative yi bu dul woon plus fort reste du jàll loolu nga mooy peser pur dem na nga xam li muy peser mu am 3 députés am 150 000 voix Ousmane Sonko am plus fort reste. soo xoolee tey ndaw yi nu ñuy adhéré si Ousmane Sonko ak disposition organisation bu mu yor yoru xam nga yooyu yoru ko woon si élection législative waaw mi ngi avancé nañ ci dem ci suñu kanam la ne waaye xam nga nit ñi xam nga yéen li ngeen di jaawle man Ousmane Sonko du ma wax sax ci waxam parce que man sénégalais yi xam naa ne bëgg nga dëgg parce que dafa xale yi sénégalais yi moom daf ci bëri ñu nga xamante ne kenn xam lu ñu doon génn nag dañoo mën a seetaan bëgg lu fees mën a ñëw ak faraar waaye xam nga ni loolu du mukk du reflété mukk ci urne yi moom nag gis ngeen ni xam nga nit ñi da nga leen di bàyyi rek yàllaa leen di feeñal man damay wax ni musumay wax ci waxam bi ma demee ba découvrir ni c'est un maître chanteur qui raconte des bêtises ci laa ko génn ci moom parce que xam ngeen yi muy wax ni yëpp taxaw ci Sénégal naan nit jiw jël na 94 milliards di tourné na ko njëkkantu di wax yooyu ak nit di ko dégg xam nga yoolu waxi dof yooyu nit mën na ko gëm. demandé na à ce que le procureur surtout xam nga ni loolu muy wax mooy naafeqam xam na ni procureur yow mii looy jàng di xam nga ni procureur mënut a woo député député bu nekk en député assemblée nationale parce que am na immunité parlementaire. xam nga ne loolu muy wax waxi dof la yow sax waroo ko gëm ba mu jàkkaarloog li la wax nanga nga ci nga ko waroon a wax ne ko waa yow nu la député yow kay da nga naan nañu ma muri sama mbalaanu kiiraay ba pare ma dem wuy député procureur mënut a woo Ousmane Sonko ndax député la ku dul Ousmane Sonko sax nekk assemblée nationale procureur mënut a woo mooy naafeq gi ma lay wax ak mooy li ma lay wax ni c'est un maître chanteur qui raconte des bêtises parce que yooyu yëpp seen maañ lay jéem a dox waane nag fenterloo soxla mu bañ a faju doy na ci sama maam daan na ko daa mel ni waa ji tiital na leen ñum ñuy tiitale ndax tey dañuy faral di gis ne que saa yu ne Ousmane Sonko d'habitude da nga gis ne que ton bi day jóg waxuñu ton bi du ton c'est-à-dire dafa ñaaw ci réew xam nga man li may gën a bañ ci àdduna mooy sos ak naxaate ne sos ak naxaate
ak fen boo ci amee bu am ci tubay sax mbaxane da nga ko ci te on peut tromper le peuple un peu de temps mais un peu pas tout le temps loolu dégg ngeen ñu wax ko ba tey dama ne la xale bi am na lu mu jóg la preuve lu mu jigéen lu mu doon wax problème mu système ba jeunes yi topp ko léegi mi ngi daw nii di daw ci Ablaye Wade di daw ci Aïda Mbodj yëpp waa ñooñu bu faloo xam naa da leen sànni ñëw fal la système boobu la ñëwaat jël pour ñu jàppale ko pour mu falu jox ko pour wax la li muy wax gëmu ci dara sénégalais yi doog ñoo war a nite dama leen wax ni leen seen bopp ñu bëri ci sénégalais yi aussi seen dañoo war a bañ ñi leen politiciens yi jàppe parce que ñoom dañuy jàpp genre Ousmane Sonko yi ni sénégalais yi de seen xel yi suuf nangu la rek loo ci jéemu sax loolu dañ ko war a bañ bu tayee mu wax la lu ne ay di la wax yoo xamante ni yow ci sa bopp boo dee nit di réfléchir xam nga ni di muy wax mun ta tegul yoon un élève de CI mun na démentir loolu nan la nit ci Sénégal nit mën a ñëw di détourner 94 milliards ci Sénégal mun na nekk loolu c'est faux nan la ñëwee député taxaw naan la procureur may wuyu du ma wuyu ci assemblée nationale nu ko procureur du woowee yooyu yow bii ci sa bopp rek mun nga démentir loolu dama ni kooku bu ñu ma tardeel ci waxam incha allah le 24 dama ni la sëñ bi le 24 soreetul yàlla dimbali ñu dama ni la yàlla dimbali nañu ba élection yi def li ci des bëreetul wax nga ko matagul 2 semaines te incha allahu rabbi le 24 lépp dina leer. daan ngeen tontu ñi nga xamante ne dañuy faral di wax ni que Ousmane Faye day jiital trop arrogance dans son discours. arrogance mooy xam nga Sénégal xamuñu ko arrogant ku dañu ñemewul dëgg tàmm luñu leen dëgg xool nga man nii ma mel la ma yàlla bindee du ma soxla ci yow dara bay wax lu ma gëmul benn bés dama dem di campagne ci législative yi am benn dëkk meeting ba xumb dëkk ba yëpp génn wuyu si ma am génn góor goo xam ne mag la nekk fa ñu jox ko parole muy wax góor gi may dégg muy commencé wax ji mais ñetti yoon mi ngi répété lekkete kese na xulu bay ma jug dagg ko ne ko góor gi bàyyi li ngay wax man yoruma leket ñëwuma ci ay bëy noonu la ma yàlla bindee dafa am yenn di yoo xamante ni nit ñi dama leen man li ma xalaat laa lay wax te loolu nit ñi politiciens yi dañ ko war a tàmmal nit ñi mais ku leen di ndax ñëw di leen wax yoo xamante bu ñëweetu ko def yooyu la ñu bëgg di la raay ak ay naxante man nag nekkuma ci loolu je ne suis pas dans ça. processus électoral bi ñëpp jàpp nañ ne leerul ndax ñëpp jàpp nañ ne Macky Sall daa bëgg la bëjal carte gi ndax tey it ñu ngi leen di tuumal ne am na 500 000 duplicata yoo xamante ne déjà yéen a ngi ko bëgg a utiliser ay bureau fictif yoo xamante ne bëgg ngeen ko utiliser ñu ngi leen di tuumal aussi que ne jour élection yi dina am 500 000 sénégalais yoo xamante ne daa ngeen saboter seeni élection di nga gis ko rang ba yegg ñu ne ko non yow finalement voté woo fii nii yaa ngi dem voté ji ba Guédiawaye te fekk na fii la voté woon élection législative lan ngay tontu si loolu ban leeral nga si indi ay reetaan la may def xool nga loolu bi Sénégal sosoog léegi ku ñu gagné nga ne élection yi leeru mais xam nga Sénégal kuy wax sa diggante yàlla di nga xam ne weesu na fu ñuy sàccee ay élection nit mënu ko parce que processus bi yëpp ba du début à la fin les acteurs ñu ngi ci nan la nit di ñëwee di rang foofu ñu naan la nga xam nga nit ñi jot nañ seen carte léegi leer nañ seen bureau de vote yeeg yooyu yëpp dama ni la yaa ngi dégg sax loolu Ablaye Wade war na la ceeyee Ablaye Wade bi 2000 jotee dégg nga fi ay coowu carte israélien carte palestinien nangam ay waxi phrase neen fu mu mujj te moo mujj gagné lii lu ñu doon wax ci affaire ay carte ak ay processus électoral est-ce que Ablaye Wade mii nga gis am téeméeri at dof lu ndax doomam ji bëgg ko falaat nem ba nii mun ta dox mun ta taxaw ju koy jàpp muy ñëw di kayang nga bu wax la bu amoon benn moyen wu jël téye pouvoir bi ci ay élection dina ko bàyyi du ko def loolu dama ni la waxi caaxaan la mais Sénégal weesu na fu fi nit di sàccee ay élection processus carte yi yooyu ngay wax ak ay yooyu yëpp c'est des faux problèmes li am nag solo mooy lenn xool nga moo tax j'aime bien les journalistes occidentaux parce que maa ngi xale yi il faut ngeen di ñëw di ressourcer wu di xool ci archives yi vous êtes jeune certes mais ngeen xool loolu en 2000 dafa am benn Ablaye dafa taxaw ni par force damay gagner élection yi kenn mënu ma gagner maay gagner par force ñu dem premier tour ak li mu doon wax ci carte israélienne rek ak processus électoral bi yëpp ñu génn Abdou Diouf am 42% moom mu am 26%. waa ji ne ko waa yow 32% waa ji ne ko waa yow d'accord nga ni yow ak sa pôle de gauche bi 26% ngeen am mu ne ko waaw mu ne ko d'accord nga ni premier tour élection bi leer na mu ne ko waaw leer na mu ne ko xam nga yow kon da nga daan tooñ ñoom Abdou Diouf rek parce que yow kon xam nga ni PDS bii nga taxaw ni mënut a ñàkk élection yi par force yaa koy gagné nga ànd ak pôle de gauche bi parce que boobu pôle de gauche bi daanoogul ñoom bàcc li ay ñoom Landing Savané ay ñoom Amath Dansokho boobu ñu ngi ci seen digg nënd kon PDS musul peser ci réew mi lu mat 20%. kon te booba Djiboka mi nga fa woon la ñaata la am te ci Abdou Diouf la génne Moustapha Niasse ñaata la am ci Afrique kon moom musta gagné ci élection bi parce que mais loolu dafa am ñu leen di jox xaalis ak di leen ngemb wax naa ko léegi ñoom ñi fi bokk ñuy ñëpp dafa am ay lobby yu leen di jox
ñii ay franc-maçon lañ ñu leen di jox xaalis dañuy dem gis nga ñëw jox ñu xaalis ñu parce que da dil lañ ciy def dañ ciy amaale xaalis léegi nag ñooñu li ñuy teg seen loxo mooy dañ maa sàcc rek waaye xam nga ni Sénégal lu nit xam nga ni bu fi ñetti alternance fu mu am nga naan réew ma dañuy sàcc élection xam nga loolu waxi dof la yéen sax waru leen koy répété. moo tax ñi jàpp ne fichier électoral bi nga xamante ne tey moo def première alternance def deuxième alternance la moo tax Macky Sall ngooy si bëgg koo changé wu ko dafa am ay stock mort ñu changé ko dañ def refonte partielle du fichier électoral loolu kay moo gën a baax fichier boo xam ne 2 millions la léegi ñu ne nag ci Sénégalais yëpp bokk di fal loolu moo gën a risqué li Macky Sall def fichier bi nekk 6 millions 500 loolu kay moo gën a risqué loolu démocratie mën na ko gën a leer lu tax yéen du ngeen wax loolu fichier 2 millions yiy wote ak fichier 6 millions 500 buy wote loolu benn la le fichier aussi nañu bàyyi caaxaan l'audit du fichier est sans appel da ngay dégg ñu naan la ñetti fichier bi waa li ñu ci jàpp mooy ñoom dem nañ ba waa Union européenne ñëw ak les bailleurs ñëw taxaw jël fichier bi audité ko wax ni c'est fiable à 98%. waaw loolu ngeen bëggati l'audit du fichier est sans appel yéen journaliste ngeen ñooñu fa nekk ñëpp xam nañ leen ci seen xereñ ak ni ñu jàngee ak ni fi kenn weddi wu leen de kenn mënu leen a wedd Ablaye Wade donc xanaa te sax yéex na leen a wedd te da du ko teg fenn. waaw mais Ousmane Faye bu fekkee Macky Sall élection yu libre transparente ak apaisée la bëgg ndax mënu woon changer ministre de l'intérieur ndaxte kay buñ ko laajee le président Abdoulaye Wade moom dafa tegg Ousmane Ngom teg fa Cheikh Gueye biñ ko laajee le président Abdou Diouf moom it tegoon na fa keneen koo xamante ne une personnalité libre la woon neutre et indépendante ndax moom mënu ko woon def rek daal di su ngoy naan du ma ko def. non loolu c'est relatif xam nga loolu c'est relatif Sénégal weesu nañ fu ñu naan dañuy am ay ministère de l'intérieur neutre. xanaa daa am lu muy waajal. wuy ma buñ fi parce que ñaata yoon la fi ay ministre organisé élection bi nga Cheikh Gueye bi ngay wax noonu ministre des élections la woon ñaata lañ ko fal à un mois ou 2 mois des élections lañ ko fal da ngay fàtte lool kooku mën na fi organiser dara nag Ousmane Ngom en tant que ministre de l'intérieur yor commandement territorial moo yoroon élection ya moo doon bras séculier ba te bu terewul ba mu waree dem dañoo dem yooyu ngeen di wax réew mi daf ko dépassé ay woy xam nga nag li gën a bon ci Sénégal dama leen di wax ni le président du fauteuil chaise la chaise benn nit a ciy toog moom la réew mi wóolu 65% fal ko ay sàmba su la baar yoo xamante ne tekkiwu ji dara nag par force lu waa ji def ñu ne daf leen war a consulter daf leen war a laaj wala par force li nga bëgg ngay def loolu kenn mënu ko sant parce que binduñu ko ci loi binduñu ko ci droit binduñu ko ci constitution ni ministre de l'intérieur dafa war a nekk fu apolitique réew moo dem ci àdduna bi ña fa nekk ay politique lañu président bi moo leen taal te bu ñu waree daanu dañuy daanu Sénégal nag dañu dépassé foofu. dégg naa sax Ablaye Wade barki démb xam nga muy wax xam nga mag buur la xam nga dañu dëkkaleeg ay Burundi ay Libéria ak ay Congo xam nga kooku man daal yàlla na ko yàlla jàppale daal. sa dernier mot. sama dernier mot moo di may wax encore lancer appel à la jeunesse sénégalaise plus particulièrement di leen wax ni nañu yeewu parce que xelu xale dafa war di nàcc mais waroo ñëw rek benn xale bu mel ni yow. musta nekk lu dul benn impôt inspecteur bu dee ci Sonko inspecteur des impôts la woon jug ñëw musul nekk sax chef de service fenn xamul luy administration lu dul def ay divulga sosal ay nit ñi nga jëw yéen ñëpp taxaw bëgg a dox ci seen maayin ngeen mel nii nag ku dul réfléchir daal di koy topp loolu erreur bu mag a mag a mag la bi ci des mooy élection yi ñu jëm le 24 la soreetul te defe naa ni li fi xew ci 2012 war na yee ku nekk ay nit nag nekk fii am fii kër Dakar am ko Amérique am ko France seeni doom nekk fa France di yaataa yu mbéy di dawal oto yoo xamante ne comme doomu Idrissa Seck bi gis nga ko mooy doomam ji waa ji booy bi Seck bërki démb keroog France dafa man di dawal oto ak di sàcc xaalis papa jeg di def yooyu xale vagabond yooyu topp noonu ñoom di def lu leen neex te sax duñu leen di ñëw leen xeex léegi nag di jël yow doomu jàmbur yoo xamante ni ani ñañ fi rayoon 2012 ani ñañ fi jàppoon tëj leen Alioune Tine ma leen doon xeexal ba mu faloo ba Macky Sall faloo jox ko benn poste dafa dem wàcc leen fi ku ñu fi ñëw nag ñëw ay nit nekk di la génneloo ngay yàq alalu jàmbur réew mi passé na foofu te nit ñi dañ jël seeni matukaay may wax ni nañu civiliser bu bés bi jotee ku nekk solo ba rafet dem ba ca urne ba kala neex nga voteel ko man ñun nag coalition Manko Wattu Sénégal ki ñu neex ki gën a baax ci Sénégal gën a jub julit àqan di tabax ay jumaa ki jàkk ki nga xamante ni màkk la gëm bari ki dem bu la fa jógee aj ca Kaaba ga bokku la kii dem bàkkaade dama ne kooku ñun la ñuy ñaan yàlla falaat ko ci réewu Seydi Hadji Malick boobu mu continuer
infrastructure yi continuer projet pour les jeunes continuer modernisation des cités religieuses ak jàkka yeeg jumaa yi continuer ci bourse sécurité familiale continuer ci maladie couverture maladie universelle àggale liggéeyam ba def Sénégal un pays vraiment émergent te ku ne xam ne nag cin boolaan bu naree neex bu baxee xeeñ te nag wax dëgg yàlla affaire cinnam bi xam nga ne li muy xeeñ neex na. mu nekkoon ay kaddu yu am solo di tabax ay juma mais bu fekkee suñ koy inauguré day ànd ak ay tam ak ay sabar. donc ñu ko wax loolu aussi yéen journaliste nga yaa nga fa woon. xam nga ni fa ñu teeroo juma doon fa dëgg tabay ak fa ñu doon jullee juma yi du bekk nit ñi aussi dañu bëree bàyyi naafeq te dëkk bi dafa bëri naafeq fa tama yi nekk ak fa ñu jullee xam nga ni soree na trop. président ña ngi ko teeroo ca bunt ba waande xam nga ni juma àndul ak tëggi tama. jërëjëf Ousmane Faye mu nekkoon seen rubrique politique si campagne présidentielle bi nii ñu amoon mbégte lool tey dalal Ousmane Faye ñu ngi lay jaajëfal di la remercier si sa disponibilité. waaw ñu ngi leen di ñaanal aussi seen site bi yàlla yokk ko yéen it mu def leen ay journalistes yu mag a mag yu nga xamante ni ñi ngeen di roy ci wàllu journalisme yëpp yàlla may leen gudd fan ak wér. seen fii bi yàlla nekk organe bu mag am ay télévision ay rajo ay nekk organe yi parce que réew mi moom info réew mi yéen a ngi def liggéey bu am solo yàlla na leen yàlla jàppale ci kàttanu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf alors ba beneen incha allah.